Sudi magangama taipun yo parma Sudi magangama taipun yo sudi nongama wawaat na man Aliou Badara ak Humanity Star bés bu nekk saa su nekk ñu ngi déglu di toppa Gambian Talents Radio di wax ñëpp leen di déglu di toppa Gambian Talents Radio di jox leen xibaar yu baax xibaar yu leer ak ay njaaxum yu xew si ñëpp jëlal suma xeet bi du gën a gunde bi wax xam si diggam bi bugul benn bugul bi paako suy toppa si génne bi Gambian Talents Radio wala ko Gambian Talents Radio di bëggee waaw promoting Gambia to the world man ko xëy toj fu kenn tojul def lu kenn deful su leen neexee na xooli kapoot ñoo egg ak lu kenn jotul Gambian Talents up to any level better than the devil any bit nga jox ma ma lekk baseline di prix to table paako suñ tollee emul moo tax kenn duñu fi batul su dee nañ baxal ñoo raw gaas raw ketul ñam ñëw teguñu taw rox seen loxo setul ma bundal baxal fépp ñu taw laaxu seen loxo setul toj Gambie toj Sénégal suy armée maay général suy at maay Macky Sall la xeet bana bana yamoo wëjee bana bari yelaay wayal Ousmane Diouf ma déglu ci naala Gambia Radio Ousmane Diouf kuy bana bana yaa gën a doon bana bana Ousmane Diouf bana bana biira Gambia Radio ma déglu ci naala Gambia Radio ay bana bana lay Ousmane Diouf bana bana la kon ku ci bana bana yi kale ko ci Gambia télé ak Ousmane Diouf yo lii ak Ousmane Diouf ak bana bana yi rek ala bana bana asalaamaaleykum mbokk yi ñoo déglu maa ngi leen a nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen bëggee saa su nekk rek ci déglu bi nga xam ne yéen a ngi koy def di bàyyi seen itte yi ak seen soxla yi suñ dugasee rek ngeen ñëw dugg ànd ak ñun pour déglu ñu pour seetaan ñu ndax doole ji ndox suñ jubluwaay du dara lu dut jàngal sunu askan suñ jubluwaay du dara lu dut fàttali suñu askan suñ jubluwaay du dara lu dut xamal suñu askan li nga xam ne moo ñu réer li nga xam ne moom lañ réeree li nga xam ne moom lañ bugg a fàtte wala moom lañ fàtte loolu nag daay man ñu sax si di ko def di sàkku ndimbal ci suñ public di sàkku ndimbal ci suñuy nit di sàkku ndimbal ci suñuy communauté suñu askan ak suñu gox saa su nekk ngir itte gi nga xam ne ñu ngi koo jël di def yi nu mel ñu gën a bëgg a continuer nag di gestu yu bari pour di leen indil programme si li leen indil activité si ak news bi nga xam ne moom ngeen soxla moom ngeen yelloo mu jógee ci ñun loolu nag koom-koom a koy doxal alal la koy doxal without koom-koom googu alal googu dinañ continuer di taxale di sooxaale waaye dina doon gën a yomba su ngeen si jàppee ni ma koy waxee saa su nekk rek suñ jàppee dina tax ñu gën a am doole ñu gën a mun a yomba waaye suñ jàppati tamit ñun dinañ continuer di sooxaale ak lu ndaw liñ am ba yàlla ñoo def soo kon maa ngi leen a ñaax ngeen jàppale Gambian Talents képp ko bu ñu jàppale rek ku ñu bëgg a jàppale soo ñu seenee message private message dinañ la wax naka nga ñoo mun a def te jàppale ba ci Gambia sax mun nga fa nekk nga yónnee ñu fa as tuut wala nga jox ñu foofu as tuut loo xam ne dinañu jëriñ démb rek gis ngeen programme bi nga xam ne Ramatulaay Gueye def na ko interview Banjul mayoral candidate bi muy Pa Salla Jeng loolu yëpp dépasse la dafa am ñoo xam ne ñoo jàpp ci Gambian Talents ñuy bëggee ñooñu bu baax a baax képp ko am business it bëgg ko advertise ñu ngi laa ñaax pour nga jàpp si waaye lu mel ni li ñuy waxtaanee tey lu am solo la ñu fiir ne suñu communauté bi war nañ ko mun a xam tey la alxames
di 19th muy fukki fan ak juróom-ñeent ci weeri octobre alxames fukki fan ak juróom-ñeent ci weeri octobre lan moo xew ndiki démba ci àllarba ji muy fukki fan ak juróom-ñettal ci weeri octobre dafa am li nga xam ne moo xew fii ci Amérique muy dëkk bi nga xam ne foofu laa nekk dëkk bi nga xam ne foofu laa nekk muy lan immigration bu Amérique dafa am lu ees luñ commencé réeré wuñ bir ne gannaaw bi nga xamee ne Amérique def nañ election December of last year ñoom tamit November of last year President Donald Trump win nekk di new President of America mu am yu bari yoo xam ne daf ko digoon American population bi loo xam ne daf ko digoon electorate yi loo xam ne daf ko digoon ñi nga xam ne ñooy sànni karta biir America moom Donald Trump lii nag nga xam ne loolu la digoon American si lu ci bari immigration reforms si la bokk immigration reforms dem na ba gomloo American si ne immigrants yi nekk ci biir dëkk bi fii ñoo nekk di indi fitna ci dëkk bi immigrants yu nekk biir America ñooy terroriste yi immigrants yu nekk biir America ñooy indi fitna ci dëkk bi immigrants yu nekk biir America ñooy jël seen liggéey yi muy loo xam ne nag lu daw yaram la ma dem Banjul ñëw after 13 years gannaaw bi nga xamee ne dew ma fa li nga xam ne moom laa encounter mu tax ma créer programme bi ñoo ooyee li ma gis Banjul maay waxtaanee li nga xam ne moom laa gis bi ma demee Banjul liñ ma nettali Banjul ak li waa Banjul Gambia di def li ma njëkk a gis wecceeku bu mag moo am wecceeku bu mag moo am programme bi nag ñi moo gën a njëriñ mooy ñi nekk America but it runs across the board fu si waay munti nekk rek America Angleterre Europe ak yeneen place yi parce que àdduna moo wecceeku caaxaan faaxee niñ koy waxee jamono ju nekk nii caaxaan faaxee immigrants around the world life is not gonna get any better or easier pour ñun suñ àdduna ni mu waroon a yombee du ko yombeeti kon nag fagaru moo gën faju yu bari ñoo nekk di xew lu tax nag ma commencé lii lu tax ma indi lii dafa am benn audio boo xam ne am vidéo boo xam ne dama ko jot ñu ko circulate dinaa ko play ñu dégg liñ wax ci vidéo boobu noonu su ko defee ñu waxtaan si fagaru moo gën faju te dama fil ne suñ nit ñi lii luñ war a xam la luwaa yu bari ñoo nekk di am bi nga xamee ne Donald Trump toog na nekk président ni America dafa am yu bari yoo xam ne mu ko wécci comme ni ma leen ko waxee ci gannaaw ba ci gën a am solo mooy travel ban bi nga xam ne mu ko doon def jubale ko ci muslim communities yi muslim countries yi 7 muslim countries yi mu njëkk a def after mu ñëw dog ko down ñuy dem court bi di deny case bi court bi di block case bi bi mu mujjee def muy 8 countries nga xam ne am na si ñaar yoo xam ne sax nekkuñ muslim countries loolu yëpp pour mbaamal am code bi ak yooyu noonu waaye ba tey jii démba lañ mujjee blogaat am travel ban boobu noonu nga xam ne impose na ko ci community si muslim community si majority muslim countries si léegi nag lan moo xew what is the new policy immigration policy bi nga xam ne génnee nañ ko dinaa play audio boobu noonu ñu dégg ko ndoor ñun ñëpp su ko defee ñu continuer waxtaan wi maa ngi leen a gërëm di leen sant bu baax a baax ci seen déglu bu rafet ñu déglu audio bi rek and we will come back ñu continuer déglu li jërë ngeen. Starting on Wednesday, October 18th, the
Department of Homeland Security will collect and store social media information on new legal immigrants, permanent alien residents, and naturalized U.S. citizens. Altogether, that's about 43 million foreign-born people who live within our borders. Homeland Security will gather publicly available information that includes social media handles, identifiable information, and internet search results. That action comes as part of the Modified Privacy Act systems of record. The department will draw on commercial data suppliers like Equifax, Intellius, and Axicom, and they'll have access to eBay records, Facebook, Twitter, Tinder, all of that, all dependent on those terms of use forms that you agree to online. So, how will the information be used? It's part of what the Department of Homeland Security could use as a basis for excluding people from the U.S., affecting visas and the ability to enter or exit the nation. When we return, we take a pause. We're too busy to. Starting on Wednesday, October 18th, the Department of Homeland Security will collect and store social media information on new legal immigrants, permanent alien residents, and naturalized U.S. citizens. Altogether, that's about 43 million foreign-born people who live within our borders. Homeland Security will gather publicly available information that includes social media handles, identifiable information, and internet search results. That action comes as part of the Modified Privacy Act systems of record. The department will draw on commercial data suppliers like Equifax, Intellius, and Axicom, and they'll have access to eBay records, Facebook, Twitter, Tinder, all of that, all dependent on those terms of use forms that you agree to online. So, how will the information be used? It's part of what the Department of Homeland Security could use as a basis for excluding people from the U.S., affecting visas and the ability to enter or exit the nation. When we return, we take a pause. Starting on Wednesday, October 18th, the Department of Homeland Security will collect and... Department of Homeland Security starting démba commencé ko ci démba ci àllarba ji ba tey jii dafa am loo xam ne dañ ko commencé lan lañ commencé lan la Department of Homeland Security commencé mooy di use social media Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, you name it. All social media lañ commencé Modified Privacy Act muy lan based on terms of services yi ku nekk ci ñun soo duggee ci sa social media nga dugg sa téléphone nga dugg sa tablet bi nga dugg sa iPad bi pour download any app dañ am terms of use loo xam ne yow moom nga click button bi click ne agree naa d'accord naa benn si nga wax mooy ne yow information bi ñoo jox li nga dugal Facebook li nga dugal Instagram li nga dugal Twitter ñun dinañ ko mun a jëfandikoo ci niñ ko bugg a jëfandikoo ñi nga xam ne dañ nekk di def business di target sa mass gi dinañ leen mun a jaay yow sa information jox leen ko pour ñu mun laa target yow lii nag comme ni ma ko waxee buñ foog ne ñu nekk Amérique rek la affect fu si waay munta nekk ci kaw àdduna ci jamono ji lii mun na laa affect terms of use yi nga xam ne moom lañ sign loolu lañ la njëkk a wax sa information bi nga xam ne moom nga providal gaay yi su fekkee ne yow yaa ngi bugg a jëndal laal wala yaa ngi bugg a jënd téléphone nga dugg sa téléphone bi nga search loolu Google Facebook dafa xàmmee ràññee xam ne yow da nga dugg a Google nga search téléphone dina seet compagnie yuy jaay téléphone boobu mu wan leen ne Pa Ousmane kat mu ngi soxla téléphone nangam su ko defee sa Facebook timeline bi soo seetee lii pop up si site si mooy sa daily activities yi nga def soo downloadé bank si sa lii bi
bank bi nga use di nga gis the next minute ñu indil la that kind of information si sa Facebook bi activities yi nga def si sa téléphone bi on a daily basis games yi nga play ak whatever Facebook dafa xàmmee games yooyu noonu ñu jël ko jaay ko ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci loolu kon bari na Gambien su nekk bitim réew ñu ngee def loo xam ne xamuñ ko bari na Gambien su nekk bitim réew ñu ngee foyee luñ xamuñ bari na Gambien su nekk biir Gambia ñu ngee foyee luñ xamuñ Facebook beeg Instagram geeg Twitter geeg Snapchat yi def nii ñu ne ñu free la du free tubaab du fecca mag du fecca yal naa dee mag du fecca yal naa dee seetal rek su fekkee ne da nga ibbi sa Facebook bi through a computer or whatever nga seet lan mooy trend ci site yi liñ laa advertisal wala boog nga seet su dee sa téléphone bi la sa boppam sax am na yenn lifin yu dee def sponsored post sponsored post loolu soo ko gisee nga dëkk boori Seattle dañ laa wan lii xew ci biir Seattle interest yi nga xam ne yow di nga ci am interest nga dëkk London ñu wan la lii xew ci London muy news muy boutique buy jaay ak yooyu noonu yëpp liñ laa wan mooy li nga xam ne yow loolu nga am interest ci sa téléphone bi bari na si ñun ñuy toog rek am app boo xam ne dañ la naan accept am dara rek nit seen la invitation rek nga accept yow nga download ko wala nga gis ay feature yu bari yuy xew biir Facebook nga ko jéem a utilize feature yu bari yi nekk biir Facebook nga leen a jéem a utilize nga toog ñu ne la check out who your best friend is loolu third party app la nekkul Facebook de check out who your best friend is or see how you will look when you turn 80 see how you will look when you turn 80 yow nga gom loolu third party app la bari na si ñun soo seetee suñ téléphone yi ñu fa am apps yu bari yoo xam ne dañ leen a download and we don't even use them duma ko tayalee ma dooralee leen ko si suma boppa apps yoo xam ne maa ngi ko download si suma téléphone bi and I don't use them ñu ko sàggane te xamuñ ko ñu ngi sàggane loolu te xamuñ ko ngeen seet suma phone bi apps yi nga xam ne def naa ko fi te usuma ko all social media maa ngi leen am Instagram Twitter Cash App Uber Capital One Direct TV Scanning App ADP WhatsApp Viber TuneIn SoundCloud suma bank si yépp maa ngi amee seen app si suma téléphone. How many of these apps on a daily basis lañ dee use? One, mu ngi run on the background si suñ téléphone yi. Two, mu ngi drain suñ battery life yi. Three, ñu ngi feed on information biñ leen a providal. mooy tax yenn nga toog ibbi sa mailbox bi nga gis fa li nga xam ne moom lañ la am mail boo xam ne xamuloo fu mu jógee advertisers wala nga toog sa téléphone bi ring ñu call la kan la diw sangam nga xam ne am na scam yu ees yoo xam ne ñu ngi génn si loolu sax kan la diw sangam waaw googu nga wax rek xamal ne sometimes it can even be used to against you. jamono jiñ toll nii am na scam bu ees bu génn boo xam ne soo ne waaw rek record nañ ko ñu jël ko match ko with some information bu wane ne yow jox nga leen permission pour ñu use sa credit card pour jënda si dara wala def si lii wala def si leneen imaginal man mu jël sa number rek daayo ko kan la diw kanku jéeri ngene waaw
kan la Kine Morgan ngeen ne waaw kan la Ajaratu Aminata Soxna ngeen ne waaw kan la Babile Mansa Sonko ngeen ne waaw rek ma jël waaw googu noonu dugal ko si beneen audio recording ma edit ko dugal ko si beneen audio recording mu mel ni dama la laaj ne la kan la Kanku Jerry mel ni dama ne la Kanku Jerry ndax am naa sa permission pour use sa credit card bi swipe for $10,000 ñu play sa waaw bi nga xam ne dama la laaj rek ndax yow la Kanku Jerry ngeen ne waaw ma jël waaw boobu use ko edit ko def beneen audio laaj la ne la ndax am naa sa permission pour swipe sa credit card bi $5,000 ngeen ne waaw ma dem swipe $5,000 is used as permission against you nañ leen bàyyi xel li ñoo def. It can all start from the apps we download on our phones and how we use them. maa ngi ñëw nag ci yëfi immigration bi lu am solo la maa ngi jos waxaale yi nga xam ne ñu ngi koo def yi nga xam ne ñu ngi ci bàyyi suñu loxo apps yoo soxlawul sa téléphone bi starting right now maa ngi laa encourage pour nga delete ko immediately because ñu ngi run ci background bi ñu ngi feed on your information su fekkee ne da nga nekk bitim réew rawatina nga def sa date of birth public sa date of birth ñu bari si ñun dañ dee kañoo loolu di ko bàkkoo tey suma birthday la day call nit ñi di mere nit ñi rawatina suñ mbokk ci jigéen ñi nag saa su nekk ma wax leen ko maak yéen a far waaye yu si bari jigéen ñi la gën a affect suma birthday bi bindaluloo ma birthday wish jëluloo suma nataal dugal ko bugg a tëggal ku nekk bersi képp a koo xam ku la wish happy birthday nga tëggal ko bersi jël sa birthday bi ne ko danga Facebook ñëpp gis ko. You don't even know how dangerous that can be. So birthday alone can be used to identify you. So birthday alone can be used for your hamsa address. So birthday alone can be used for your hamsa social security number. So birthday alone can be used for you so much information about you. So keep ko talk di expose sa birthday on social media di wax at bi nga juddu bes bi nga juddu ak fi nga juddo. We don't know. You get jox tubaab yi so much information ñuy control suñ live jamono ji ñu bari si ñun suñ live Facebook ñu bari si ñun suñ live Instagram ñu bari si ñun suñ live Snapchat la the first thing we do when we wake up is grab this phone scroll through set kanakan moo dugal Snap scroll through set kanakan moo dugal Instagram scroll through set kanakan moo dugal Facebook lana xew Facebook. We are being enslaved by the white people. We are being enslaved by the Tubab. We are being enslaved by these things, these machines that they create for us. Ñun Gambians ñu ko underrate, ñu ko abuse, ñu ko use in a way that we don't even know the impact that this has on us. We don't even know. So starting immediately, demal sa téléphone bi apps yoo fa soxlu yépp nga delete leen. Third party apps yooyu ñu la invite on Instagram li ngeen a def ni jigéen ñi seen 360 yi ak makeup apps yeeg yooyu noonu ngeen a def it is not for free. Picture ak video editing apps yi they are not for free. ñu ngi use information bi pour def ci yu bari pour jaay ko ñi nga xam ne dañ ko soxla ay millions dañ leen koo jaayee de yow nga foog ne free la in the first place root la sax internet nga soxla ñu ngi partner with the internet service providers. The amount of video you watch, the amount of pictures you watch, the amount of time you watch. Each of these websites, they are jealous with each other. Each of these apps are jealous with each other. Website as long as possible. You continue to create a lot of fun stuff that will get you stuck with them. Instagram, they want you to be addicted to Instagram so that some life if Instagram ga ko spend. Twitter, they want you to spend all your time and life on Twitter. Facebook, they want you to spend all your time on Facebook. How do they do this? By giving you things in your no longer am interest. More time you indil you Facebook Live, Gambian Talents wala post them live. Nga dugg ci setan ko spend for 1 hour, 2 hours, 3 hours. More tax ñu indil la photo editing tools yi moo tax ñu indil la messenger
moo tax ñu indi la so many things nga dem Snapchat ñu defal la ko benn 10 seconds mu neex ngay snap gaay naan la yaa fi toj nga am sa birthday aduna yépp di la bindal oh my best friend my sister my good brother life without you is no life please family join me to wish diw sangam ak diw sangam happy birthday you are the most clean hearted person yaa gën a baax ki yaa gën a lii yaa gën a lele nga téye loolu foog ne yaa fi toj te fekk tojuloo fen yaa ngee jaay sa boppa these are things yoo xam ne dañ ci war a bàyyi xel so képp ku dugal sa date of birth nit ñi di la dugalal birthday wishes nga bàyyi sa timeline bi noonu ñu gis 10 people 15 20 100 people oh ñi ma wish happy birthday ñoo bari su 5 people la wish sax nga doo create that drama def ko mu mechanical nga xaar ba the next day nga ñëw toog binda suppose oh for all thank you for all the telephone calls for all the messages you sent me for all the birthday wishes you did am na num demee 3 people ñoo la send birthday wishes 2 people ñoo la send living but right now suñ mind is being controlled by this social media dañuy jël lu ëpp di ko dugal barki de boo njaay lañ def show maag Iva Sarr la foog naa ndax Celeb Avenue non sentiments maa ngi koo wax foofu noonu ne dafa am lu ma doon seetaan ak suma jabar am ku nekk béréb di vidéo loolu noonu am ñuy am private conversation si suuf ñooñu seen private conversation bi yëpp is live mu ngi génn si vidéo bi ki ko vidéo xamut ko ñoom seen bopp xamuñ ko sensitive conversation bu ay nit doon am so kon dañ war a bàyyi suñu xel si just because yaa ngi dugal nataal every day you are putting up pictures every day you are putting up videos amatuñ sutura suñ néegi sëy yi suñ biir kër yi suñ wanak yi suñ waañ yi suñ cabinet yi fu nekk ñu jël ko dugal Facebook lu nekk ñu jël ko dugal Facebook lu nekk ñu jël ko dugal Facebook du ñuy pay attention lu nekk ñu jël dugal Instagram te yu bari si yii comme li ma laa wax lu bari si yii dafa am li ñoo ooyee digital footprint once dugga na fa ne nga ko fa Europe that's it remains in the servers of Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, you name it, Twitter, you name it. Munga ko dugal immediately nga fokk ne yow génne nga ko but fekk no génne wuloo dara. The next person download na ko, the next person screenshot na ko, the next person use na ko to do whatever they want to do. Muy picture, muy text, muy video, nañ leen bàyyi xel li ñu dugal ci internet bi. Suñ ko downloadul sax, it remains in the servers of these websites. Du lu kenn di toog di control. Ay machine la yoo xam ne dañ leen programme ñu nekk fa niñ fa nekkee noonu they don't come out. Lu fa dugga rek it gets stored in there. It gets stored in there. Su fekkee ne kenn jotul ko download sax su fekkee ne kenn gisut ko dugal nga ko rek fat nga génne ko yow génne nga ko but mu fa nga nekk messenger nekk video call léegi lan lañ la defal the option pour nit di la nataal lan lañ la defal ay emojis nga xam ne di nga jël sa mesh yi def ko di nga am ay flowers booy def sa boppa bi sa bot bi di nga ko def mu lii di nga mel ni da nga sol lii mel ni boppi tene whatever all of these things is just to get us to be more attracted to spend more time with their app with what they do they want to enslave us suñ mind si lañ bugg a control te loolu luñ war a xam la so loolu nañ ko bàyyi xel sa date of birth su dee danga ko def mu public on Facebook génne ko change ko nga privatize ko
sa def sa dee def month bi def year bi mu ne danga ñëpp di jàkkaarloog moom you are running a big risk about your life because that information alone can be used to do a lot of things to harm you loo xam ne du nekk loo xam ne kat lu baax yow la lu laa lor la lu laa lor so wécci ko su fekkee ne sa date of birth is public wécci ko sa marital status am married to diw sangam nga jël ko def ko fa su ma ñëwee ci immigration bi mooy boobu the new thing that is happening the new laws yi nga xam ne America moom lañ start nii nga def ne da nga sëy ak diw sangam te fekk yaa ngi amee ñaari jabar seeni paos xadi xoli Biraan Jammeh Binta Benny Mod Lamin whatever name you are going to use Papi Aisha yaay diw sangam whatever name you are going to use on Facebook these are all public information moving on these are things that can be used against you saka si America tur yi nga xam ne moom la ñoo jël di ko def Facebook suñ date of birth ñoo def Facebook suñ educational background yi ñoo def Facebook it's all important waaye loolu yépp dafa nekk di contribute to giving the world how much they need to know about us moo tax Nigerian yi di caaxaanee loolu yenn yi ne soo déggee my queen his king her king his queen waaw suñ demee ba queen bi ak king bi di sëy wala di def yenn ay kay suñ amee problème kingdom bi want to know su fekkee ne king ak queen ngeen on social media su fekkee ne loolu la king ak queen ngeen on social media xanaa kay the people in social media or on social media ñooy kingdom bi and they would want to know what is happening and what is going on kon loolu lu am solo la pour ñu bàyyi xel the kind of information we put out on social media is overwhelming am na lu suñ bopp benn sutura now coming back to the US law the immigration act bi nga xam ne moom lañ just am immigration am reform bi nga xam ne moom la President Donald Trump just come up with waxuñ illegal immigrants rek de léegi xam nga waxoon nañ ci illegal immigrants yi ñooñu pare nañ def nañ i travel ban ak yeneen yi nga xam ne loolu la pour ñi amul kayit pour ñi nga xam ne dañ fi nekk illegal yi pour ñu nekk under detention ñooñu seen affaire yomb na wala ñuy ut kayit ñooñu fatta nañ seen bos jox nañ police yeeg immigration yi rights lu si mel ni sanctuary cities yi ñooy ñaan mooy cities yi nga xam ne dañ foog ne dañ doon protect illegal immigrants yi fu mel ni Seattle gi ma dëkka is considered a sanctuary city dañoo protect immigrants yi police mënut laa gis ci mbedd mi taxawal la di la laaj immigration papers su la pulee over the only thing lu laa laaj mooy ndax am nga insurance ndax am nga license am ma sa registration bi registration license ak insurance la laa laaj ñetti kayit yi soo ko amee mu toppatoo li moo toppatoo su la fine ne li nga doon def da nga break any traffic law da nga ko jalgati mu fine la si loolu jox la sa ticket nga dem lijjanti su la fine not anything su la woon mu woon la whatever the case is mu bàyyi la nga dem sa yoon su loolu weesoo what is next sanctuary cities after it bi nga xamee ne
jël nañ cities yu bari funding bi nga xam ne federal government bi daf leen ko daan jox ñu ne dañoo dog loolu pour discourage them from protecting immigrants ne police mun na laa gis ci mbedda mi mu screen la profile la laaj la sa immigration status wala mun a act wala boog come to the worst mu jël la tender la to immigration hand over la to immigration so that immigration mun laa process su fekkee ne amuloo kayit su fekkee nga nekk under deportation wala yeneen yi yëpp so loolu ñu ngi koo jéem a dog to make sure képp kuy immigrant ñu bari di dawale ay international driver's license ak yooyu soo amutee kayit watch your steps watch your back seetal fi nga dem ak li nga def most importantly jéema la seet looy mun a def sa kéemtalaay kàttan pour seet noo amee kayit bitim réew gu njëkk gi ak bitim réew gi dafa utee de te li ma wax ni it doesn't matter Sweden nga nekk America nga nekk Angleterre nga nekk Germany nga nekk China nga nekk foo munti nekk bitim réew gu njëkk gi bitim réew gi dafa utee Dubai nga nekk wala fu munti nekk nag bitim réew gu njëkk gi ak bitim réew gi dafa utee ni guddee bëccëg jéema la seet noo legalize sa status yaa xam noo ko defee duma lawyer there are different lawyers that you can contact ku si nekk America I recommend ñu mel ni lawyer Sadio Barrow a very good Gambian lawyer muy Gambian nga mun a relate ak moom ci yu bari ñu ci nekk am ku mel ni lawyer Bakary Konte nekk fii ci Seattle ak there are tons of other lawyers li tax ma recommend leen because ñun we are Gambians and patronizing and supporting each other dafa am solo su fekkee ne jëlloo ñooñu dëkk boo nekk tamit muy Angleterre yow or other places am na ay Gambian lawyers yu fa nekk mun nga leen a jokku soo mënta jokku Gambian lawyers yooyu tamit demal nga seet online soo google on rek again di nga gis immigration lawyers in Seattle di nga ko gis immigration lawyers in Birmingham di nga ko gis immigration lawyers in Dublin di nga ko gis immigration lawyers in Berlin di nga ko gis foo dem dëkk boo nekk soo ko googlee immigration lawyers dinañ feeñ nga toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu wax la yan options nga am pour legalize a status that is the best bet that anybody can do am na ñu fi nekk nag yàgga fi get on comfortable am seen social security number comme ñu nekk America commencé di liggéey yaa ngi liggéey benn place bi yaa ngi fa 10 15 20 30 years care wuñ woon about yow care wuñ woon sa immigration status maa ngi leen a xamal ne léegi jamono yooyu dafa passé ñu ngi gestu yu bari di block bunta yu bari eventually they will care about immigration status of every individual they will care about these things te di nga toog sa liggéeykaay nga toog ñu xoola foofu noonu ñu def la through random screening yaa ngi get on comfortable because yàgg na bitim réew toppatoo wuloo sa immigration status nga nekkoon ne frequent traveler su doon ñibbi Banjul la dang dee mun a dem Banjul apply visa ñu jox la nga dellu si waat ñu la consider immigration travel jamono yooyu dafa passé fi nga doon liggéeyee yàgg fa mun nañoo block loolu lii raam ci ñag bi la jom ndax every day ñu ngi gën a continuer kon ñi nga xam ne amuñ kayit ñu ngi leen a jéem a block through the sanctuary cities suñ defee loolu ñu ngi put guy under pressure ñu bari si ñoom ñu ngi condemn loolu ñu bari si ñoom ñu ngi challenge loolu in courts waaye ñu bari si ñoom am nañu si win duma def dara ma ri jenn ci seen comments yi nga xam ne dina help am full Kiné Morgan mu ne it's true now in the UK you can't send money with Western Union without providing ID to them exactly yu demee noonu yaa ngi doon liggéey ci salon nekk jigéen di daan doole foofu ñu laa fay under the table nga am kenn ku am shobam ca mbokki Gambien jox la nga faa liggéey mu laa fay under the table wala even keneen su dul Gambien sax keneen ko monti nekk nga def yooyu noonu lu am solo la nga bare dem yónnee ko Banjul wala Sénégal léegi doo ko mën a yónneeti te joxewuloo ID card Bat Sonko mu ne déggee pa us you raising a very important topic worth discussing jërëjëf Michael Gahad mu ne speak English Michael nga baalal ma damay wax ak suñ askan
ma bëgg ñu xàmmee ràññee te ma wax ko ci suñ kàllaama dina leen njëriñ bu baax I wish ma mënoon a def loolu waaye dama bëgg suñ mbokk yi ñu déggal li nga xam ne moom laay wax because am na si ñun ñoo xam ne suñ jànga soriwut wala du ñuy riit wala du ñuy déglu wala suñ nekkee social media lu educative yi nii waxuñ ci dara suñ only thing we are after rek mooy ambiance bi fu mu nekk xuloo gi xeex gi fu mu nekk controverse gi fu mu nekk ñiro ŋaaya gi fu mu nekk jowante gi fu mu nekk saagante ndey gi fu mu nekk ak yooyu te dinaa ñëw ci yooyu si kanam yu educative duñ ko bàyyi xel any post li ma waxtaane nii video baa ngee circulate on social media li ma waxtaane nii am news the papers yu ko binda bari nañ waaye how many of us even read these things ko to noone yow kat am na loi bu ees boo xam ne mu ngi affect képp kuy immigrant ku fi nekk so kon loolu lu am solo la Abdoulaye Njie mu ne brother Facebook Gmail Yahoo and other sites are all on the CIA and FBI. People have to be very careful. You're giving very good advice. Yeah. They are all required to cooperate with law enforcement. Benna si sarta yi la pour ñu jox leen license wala pour ñu mëna def seen business. Any individual or institution is of any country or in any country is expected to abide by the laws of the land, is expected to cooperate with law enforcement. suñ buggee information nga jox leen ko so lii dafa nekk loo xam ne lu am solo la pour ñu war koo bàyyi xel ñu waxtaanee ko ana suñ Gambian institution si ana suñ media houses yi dañ war a aide nit ñi ci Musa Baladabo mu ne a great show. This is what we expect people in the media to understand the needs of their audience. Dafa am solo pour ñu address yu demee nii dafa am solo bu baax a baax jërëjëf Tunkara Jahara mu ne you're doing a good job. Please continue on the great work you are doing, brother. I really appreciate what you are doing. Please keep it up. jërëjëf ma continuer rek read some more comments ci suuf dégg nañ li Ablaye Ndiaye wax mu ñoo fàttali ne muy Yahoo Instagram Gmail all of these social media networks nga xam ne dañu jox access for free. They are all not free in reality. In the first place, ñoom seen only benefit mooy yow suñ la waroon a charge $5 pour nga use Facebook a month. You may have difficulty using it, but Facebook ñu ngi jaay sa information bi for millions of dollars every day. Just sa date of birth, just sa tour, just sa nickname, just based on dëkk bi nga dëkk. ñu xool waa Seattle. am business bu nekk Seattle bu ga target ñu nekk Seattle ñu ne la ne am nañ 10 million or 1 million people ñu dëkk Seattle ñu nekk fii dinañ leen ko jaayee $1 million ku nekk ñu jaayee la am information am 1 million. ok send ñu sa video commercial dinañ ko partager si ñooñu send ñu sa audio commercial dinañ ko partager si 1 million people boobu noonu just give us $10,000 ñu defal la ko. mooy tax comme ni ma leen ko waxee ci gannaaw nga gis sa timeline bi things that are related to what is happening in Seattle nga gis loolu things that are related to what is happening in London nga gis loolu things related to what is happening in Sweden nga gis loolu demal YouTube nga dugga nga seet soo seetaanee vidéo ba 30 seconds or 1 minute or 5 minutes nga gis mu indil la commercial breaks yooyu noonu ñooñu dañ fay YouTube xaalis yow nga mun a seetaanee foofu YouTube ba tax subscribe loo to GRTS ba tax subscribe loo to Gambian Talents ba tax subscribe loo to TFM wala all these great shows that you enjoy watching on your big screen on YouTube because dañ fay ñooñu xaalis pour ñu advertise leen fan la Google ñan ñoo moom YouTube soo seetee yii nii yëpp WhatsApp Facebook ñoo ko moom Instagram ñoo ko moom soo seetee these are all link ñan ñoo moom Google ñoo moom YouTube Google ñoo moom Gmail and all these other services that they provide. So lii lu ñu war a bàyyi xel la ñu understand ko xam naka la social media di doxee xam naka la these things day doxee in the first place comme ni ma ko waxee seen first benefit mooy xaalis bi nga xam ne ñu ngi koo am ci yow moo tax ñoo mun a am ay millions of ay thousands of employees di upgrade li ñoo def every day loolu is very important for us to understand very important for us to understand
xaalis biñ say jëlee su dul loolu information bi is power in the West, in the US, information is power. And Marimuna, the next person put it on WhatsApp. Mungon waxi nga dugal natal wala video on YouTube, on Facebook, on YouTube, on Instagram, on Snapchat, am ko download, am ko record. The next minute mu put ko WhatsApp, mu circulate, ñepp jot ci. Mu nekk fa forever. Forever do ko mëna change. Berekama Sancheba Mune DJ, what's your topic today? King Morgan Mune cause all of those things it distract our lives. King Mune, I always ignore my landline cause of sellers, cause they are like swaying people. They will call you, they will harass you, they will give you information, they will ask you for information, they will commit you. You don't know where they get your information from. For the most part, it's through the things that you are interested in. They don't have to struggle anymore to get access to these things. Binta Sinlamune, just in good morning, Paos from Germany. What's the topic today, Bondo Patas? Dila Bege, Mange Watanti, immigration, at social media, at Linga Hamlin, you call it Yun Gambians. Babu Karsane Munepa, Wadek, Yun Gambians, then you opal. All we do is talking. We pretend like we know when we don't know nothing. You're doing a great job, bro. Keep it up. Jerejef. Mendy Sangmune Ampa, you're doing a great job, and this topic is worth discussing in GRTS and local media to enlighten the masses in home and abroad. As for me, I'm learning a lot today from you. Jerejef. Ma delluwaat rek fàttali leen ci ñu duggate bu yàggul su fekkee nga am application yu bari ci sa phone bi saka yoo xam ne doo leen dee use delete leen su fekkee nga doon use ay third party apps beautifying apps yi pour jigéen ñi photo editing apps yi video editing apps yi delete leen yu bari yi ñoo use ñoo lor now immigration bi ma tënk ko foofu lan la ñu nekk di def maa ngi leen doon wax ci ñi nga xam ne dañ illegal ñu ngi block sanctuary cities yi dangaa apply kayit ñu seetaat sa boppa nga doo mën a génn si dëkk bi yu bari illegal immigrants yi tekkeanoon ñu ba pare téem nañ ñu ba pare léegi the next step that we are in mooy ñi nga xam ne dañ legal si dëkk bi ñi nga xam ne dañ legal si dëkk bi ñi nga xam ne dañ am fii nii work authorization ñi nga xam ne dañ am si dëkk bi permanent residency ñi nga xam ne dañ am naturalized citizens lañ juddoowuloo si réew mi de citizen nga danga foog ne am nga American passport rek jeex na déedéet te léegi tey Angleterre follow suit léegi tey Germany follow suit ñi nga xam ne dañ illegal ñooñu waxatuñ leen comme ni ma leen ko waxee ñi nekk on deportation gis nañ lawyer Sadio Barrow li nga xam ne wax na ko démba kool naa Sadio awma ko pour gën a waxtaan ak moom waaye based on research bi ma def gis nañ ñaata Gambians lañ delloo amin lately bi fi lawyer daa bu ñëwee dégg nañ mu wax ci loolu just 3 weeks ago bi fi foreign affairs minister lawyer daa bu ñëwee dégg nañ li mu wax ci Gambians yi nga xam ne delloo nañ leen Gambia from America every day ñu ngi dégg ñi nga xam ne delloo nañ leen ñu ngi leen a delloo from Europe caaxaanatuñ so képp koo xam ne yow da nga illegal képp koo xam ne yow criminal nga wala yaa ngi am criminal offense nañ leen bàyyi suñ xel xam ne bitim réew neexatut yenn life yi ñu doon live Gambia ñu xam ne loolu suñ ko continuer di live fii ñu ngi dugal suñ boppa si tuuxi duna so képp kuy góor góob ne yow sa ngóora comme ni ma ko waxee barki démba sa ngóora mu ngi em si gaay xas sa jabar mu ngi em si gaay saaga sa jabar muy em si gaay xuloo sa jabar di ko buli muy em si nga ko mbéj di pes di bilaw di kabaabu yaa ngee nax sa boppa because eventually soo amee domestic violence that's it. It's one of those things that are not negotiable. Sadio Barrow mu ñoo explainal ci Kër Fatou interview bi ne before they had 3 categories of people ñoo xam ne ñooñu lañ daan ñoom lañ daan consider otherwise comme illegal immigrants. The first set ñi daan prioritize njëkka mooy ñi nga xam ne dañ am big criminal offenses ñooñu ñooy ñu nekk under terrorist radar bi ñooñu ñooy ñi nga xam ne they have big drug crimes yuñ commit ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañ rey nit ak ñooñu
ñooñu lañ ñi nga xam ne dañoo def ay money laundry scandale yu mag yi tojaange yu mag yi ñooñu ñooy woon teen top priority pour ñuy war a delloo Banjul ci jamono jooju wala bitim réew boog sa dëkk soo foolee si catégorie boobu the second category according to Sadio mooy ñi nga xam ne dañ amoon a small misdemeanor nga xam ne ay minor traffic offense la ak yenn am crime yu sew yi nii yoo xam ne ni bi sax fekkee la si boole wala suñ la jàppee taay lu ndaw lañ la jàppee ay few ounces dafa utee kuñ jàppee ay kilo ay pounds ay tons dafa utee ñooñu the third people mooy ñi nga xam ne just mere immigration violation lañ am rek these were the three sets of people and niñ leen daan prioritiser mooy ñu def criminally first def ñi nga am misdemeanor second then ñu def ñi nga xam ne they just had regular immigration violation according to Sadio léegi 7 different categories lañ create te 7 different categories yi benn gënul see serious sa morom ida ku def crime bu mag beeg ku def crime bu ndaw beeg criminal beeg ñëpp a si em kon nañ leen bàyyi suñ xel xam ne caaxaan faaxee léegi bitim réew yu bari daan def ci getawee witit munatuñ koo getawee képp ku defoon njaayam taay képp ku defoon am tappale képp ku defoon fraud credit card fraud or whatever képp ku ko defoon amin mbir xamal ne léegi those days are gone use kayiti jàmbur liggéeyee ko any criminal activity that one was involved in maa ngi laa challenge di la ñaax pour nga bàyyi ko nga xam ne these people don't joke anymore suñu dara sax technology daf leen ko yombalal comme last week bi ñoo def lu tax Gambia du dem maag Iva Sarr ñu ngi waxtaanee saagante ndey gi nga xam ne Gambians yaa ngi ko def on social media on a daily basis these are things yoo xam ne ñu ngi koo caaxaane and we don't know on a daily basis saagante ndey gi ñoo def ki defoon audio Papa Ndiaye am Lamin Jeete Papa Ndiaye mi nekk xolaan def audio vidéo saaga Modou Moussa Cissé saaga ñoom Fatou Camara ñoom Mama Linguère ak ñeneen ba xolam sedda ci biir audio boobu mu ngi cee wax yu bari di kañu ne moom mu ngi save man dama liggéey maa ngi save 500,000 euros I'm like really does this man knows what he is doing maa ngi save 500,000 euros ana loolu liggéey ba save 500,000 euros yaa ngi jox sa bopp police yi yaa ngi jox sa bopp àdduna nga toog mu óor la ne yow you are an illegal immigrant yow amuloo kayit nga nekk social media loo xew nga bokk si loo xew nga comment loo xew nga nekk di attaque nit ñi di bully nit ñi di saaga nit ñi nañ leen seet si Assane Diouf de Sénégal duma sori si gaamam duma sori si storeem ma ne nañ leen seet si Assane Diouf ca Sénégal duma sori si storeem anañu ko jéem a faytal how did he end it nit danga xam sa bopp just because social media neex na you might even be under deportation you might be a fugitive that's been looked after looked at am na nu mu demee ñu ngi la toppa di bàyyi xel li nga def fi nga dem yow amuloo kayit nga bugg a nekk social media lu nekk ngeen yaa ngi ci digga bi Kelobe Dawda ibe tema tacc Sonko be Dawda ibe tema tacc lu xew lu ne yaa ngi ci digga bi di wane sa bopp di wane ko trying to live a luxury life loo am dugal ko Facebook ring buñ la jox nga dugal Facebook sa birthday nga dugal Facebook sa xale yi every day nga dugal Facebook. I'm not saying don't share things with the world. It's not like I don't do some of these things, but I do it responsibly, not an everyday thing. You go to my private page, my personal page,
Link Fagis Moy things I share from Gambian talents. It will go for months or a month or two without me having to put any single post. Do luma binda man personally, do natal buma fa dugal, do video buma fa dugal. Few days ago la dugal suma natal mangi na suma family to inspire. But I watch the language, I watch the text. It cannot be anything harmful. Du dara luma amuna lor. Malena ñaax luma def di len ñaax ngeen def ko. Life is too short. Aduna dafa wécceeku ñu wara wécceeku ànd ak moom ñu wara bàyyi xel li ñoo def ñu wara bàyyi xel social media bi dem na ba contrôle ñu te dafa neex maa ngi live nii ngeen nekk di ma déglu comment si bari nomba si di gën a ma te parler di wax lu ma xam lu ma xamut lu ma mun lu ma munut lu ma amut di battere 24/7 manela di battere 24/7 just because I have people watching me, just because I have people listening to you, just because am na ñi ma jey di ma kañ yaa fi toj yaa fi gën. Keep up the good work. Danga funny, danga neex, danga li danga lele mu tax ma te parler. We have a responsibility for educate each other, for fàttali each other. So képp kuy seetaan vidéo bi te nga feel ne yaa ngi fee jàngee nga feel ne maa ngi laa waxal nga feel ne am nga si njëriñ wala lii mun naa njëriñ maa ngi laa ñaan nga share ko du la wàññi yow waaye dina njëriñ keneen ni ngi ci njëriñoo dina njëriñ keneen amaana lu ma laa wax sax du loo xamutoon waaye mii bi fàtte nga because ñun ñëpp ay doomi aadama lañ te dañ dee get comfortable with things yéen ay ñu fàtte te ñun ñuy uyoo jullit saa su nekk ngeen dégg ma kóot suñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla waxoon ne ko zikri inna zikra tanfa'ul muslimin dinaa la fàttali ndax fàttali dina la yokk ngom dinaa la nettali xisaa yonent yi la jiitu pour yokk la ngom so fàttali dina yokk ngom moo tax ma toog pour fàttali suma boppa leen fàttali munoon naa jot information bi emale ko si suma boppa waaye ma ne ma ñëw ma break down ko waxtaan te suma askan si kàllaama olof gi nga xam ne moom lañ dégg moom lañ nàmpa ñu understand ko fàttali suma boppa fàttali leen am na ñeneen ñuy raise some very important points ci comments yi comme li Bass Sonko binda ne immigration rules and policies of individuals individual countries around the world, especially in the West, are swiftly changing with the new governments. Muy dëgg bu wér Fabax Jaju Yokasi, Munepro, you are right. We Gambians must change our attitudes and characters. We need to represent our nation positively by maintaining good manners such as discipline and respect. Wow, sagantendegi, nanyantegi, buliwantegi, di jasi suuf di yakante amul ben jëriñ ku see participer tamit nag ma wax leen gis nga am na loo xam ne su duggee foofu jeex na ñeneen ñi ma waxal mooy ñi nekk foofu noonu di saaga nit yi just because nit d'accord ak yow rawatina si jamono ji just because nit bokku leen political ideology just because nit UDP la yow APRC nga yow kii doy la yow NRP nga just because d'accord leen just because bokku leen ideology wala nit wax na loo xam ne d'accord loo moom nga commencé di ko saaga ndey yooyu ida danga ko binda wala danga def video or whatsoever nga téye nit di harass last week Mark Eva Sarr ñu ngi say waxtaan dem leen ngeen déglu show boobu noonu waxtaan naa seeg moom ba pare dugal na ko ci def na ko ci xew-xewi jamono bi tamit you can go to jail for these things ku si nekk bitim réew foog ne Facebook la rek wallahi yaa ngeen nax sa bopp you can go to jail for these things. You can be denied benefits for these things. Now, in short, immigration being illegal immigrants, making same life, didn't deport, didn't have opportunities. Nga ne consider ka muna am kayit fofu.
turu say doom wala nga mun a am yenn benefits social benefits yéen ñi nekk Angleterre social bi ngeen ko ooyee xaw ma naka ngeen ko ooyee pour ñi dëkk foofu noonu flat yi ñu leen a jox appartement yi ñu leen a jox dëkkuwaay yu ñu leen a jox ñi nekk Angleterre ak Europe wala nga nekk America di am food stamp benefit di am cash benefit am insurance ak yenn yi comme ni ko waa ji waxee ne dëkk yu bari ñu ngi change government yu bari ñu ngi change te government yu ñëw ees dañ nekk di use immigration a lot pour promise seen voters yi ne leen immigrants yi ñoo nekk di jël seen xaalis yi immigrants yi ñoo nekk di jël seen liggéey yi immigrants yi ñooy jël seen bénéfice yi ñoo tax ba qualifié ak leen pour am lii pour am lele di leen gom loolu bari na immigration si ñooy def immigrants yi ñooy def nangam ak nangam ak nangam so loolu ñu politiqué ba gagné amuñ choice suñ demee ba ñun foog ñu jéem a establish loolu te moo tax ku mel ni président Donald Trump di takkale di fippu su demee ba bugg a fàtte sax républicain si xëccaat ko ne ko lii nga fi diggee woon lii baaxul si suñ parti bi yow soo demee ba nekkatloo président in the next I mean 4 years wala in the su dee def nga 2 terms come to the worst in the next 8 years nekkatloo fi dafa affect suñ parti bi démocrate nañ ko mun a use against us forever yaa promission immigration reform foog nga pass immigration reform mu xëcca ko delloo si waat ko nekk ko wan ko yoon su ko defee mu jéem see taxaw pour jéem koo establish so kon nañ leen bàyyi xel xam ne dafa jamono dafa wécceeku te ñu war a wécceeku ànd ak moom if this is beneficial to you maa ngi laa ñaan for you to share this video again that's one thing it doesn't hurt you wàññiwut la dara su doon video caaxaan la su doon video kafaak ree la ñu ngi ko share but because it's educative because daf ñoo fàttali ñu bari si ñun duñ ko share as we speak su dul dara sax I know thousands of people either ñu ko seetaan directly because I can see the numbers ak ñi nga xam ne dañ ko seetaan si suuf su ngeen seetaan numbers yi gis ay 140 something 150 whatever ñi ko seetaan jamono ji ñu ñoo seetaan are thousands of people I can bet you that but guess what only 4 people ñoo ko share. Only 4 people. If you are not one of those 4 people, go ahead and share it because xamulo kan mo ko gis sa timeline bi ko mo njëriñ xamulo kan ko illegal mo nekk di terroriste di def yenn ci Facebook bi si yoo xam ne xamutoon ci li ma ci jot a wax nii wala some of the messages that you guys shared ma wax ko so share the video if you haven't shared it yet ma profito wala si tamit ñaax leen su fekkee ne yéen a ngi see jàng di fàttale ko pour ngeen jàppale ñu financially donate to us su ngeen ko amutee fii yónnee leen ñu ko Gambia dinañu njëriñ foofu programme si ngeen bëgg a indil yu mel nii that are very educative bari nañ waaye we need to create that time pour investigate pour gestu pour mun a def yu bari yoo xam ne dañ leen ko mun a indil as we talk man ak suma team bi yëpp we all have full time jobs yoo xam ne moom la ñoo def su ngeen ñu jàppalee dina dem ba nga xam ne si lii la ñoo jublu 24/7 so maa ngi leen a ñaax leen encourage pour ngeen jàppale ñu I share the donation link. Again, click correct and send us a little token of appreciation. Bo xamne dina tax ñu gëna mëna continuer di def li ñoo def ni. Ma delu ci wat ci programme bi rek pour fatali leen ne at the end of the day immigration in America lan lay come up with moy ne ida am nga fi kayit either citizen nga wala naturalized citizen nga wala dang fi ñew am green card holder nga wala lo munti am ci jamono ji ni dañoo commencé di toppa sa Facebook dañoo commencé di toppa sa social media pages yi pour jëlee xaalis foofu pour jëlee information foofu noonu boo xam ne mun nañ koo use pour nanguwaat sa kayit mun nañ koo use pour créer la problème mun nañ koo use pour créer la fitna bari nañu toog Banjul bi nga uti visa pour ñëw America bi nga uti visa pour jógee Angleterre nga binda ne yow kat danga lifin danga sëy ngay jógee Banjul di ñëw America wala di ñëw Angleterre nga binda ne yow danga sëy just because bëgg nga am this benefit bëgg nga ñu jox la visa nga wane ne yow danga sëy yaa ngi am ñeenti doom nga ñëw ba America wala ñëw ba Angleterre gis jigéen bu la sëy fàtte nga ne yow Banjul bi nga uti visa danga waxoon ne yow danga sëy fàtte nga ne yow bi nga uti visa Banjul danga waxoon ne yow danga sëy foofu nga ñëw fii di fill form are you married nga ne déedéet
jamono jooju loolu wasn't traceable waaye jamono ji nga xam ne fingerprint dafa am jamono ji nga xam ne fingerprint dafa am loolu mënuloo koo escape the fact ne jël nañ sa baaraam rek that's it ma player leen this audio ñu déglu ko one more time su ko defee ñu continuer di leen wax ne yéen a ngi seetaan Pa Ousman ci Gambian Talents Promotion rek ñu player audio bi one more time rek and we watch it and we'll be right back. Starting on Wednesday, October 18th, the Department of Homeland Security will collect and store social media information on new legal immigrants, permanent alien residents, and naturalized U.S. citizens. Altogether, that's about 43 million foreign-born people who live within our borders. Homeland Security will gather publicly available information that includes social media handles, identifiable information, and internet search results. That action comes as part of the Modified Privacy Act systems of record. The department will draw on commercial data suppliers like Equifax, Intellius, and Axicom, and they'll have access to eBay records, Facebook, Twitter, Tinder, all of that, all dependent on those terms of use forms that you agree to online. So how will the information be used? It's part of what the Department of Homeland Security could use as a basis for excluding people from the U.S., affecting visas and the ability to enter or exit the nation. When we're too busy to. Starting on Wednesday, October 18th, the Department of Homeland Security will collect and store social media information on new legal immigrants, permanent alien residents, and naturalized U.S. citizens. Altogether, that's about 43 million foreign-born people who live within our borders. Homeland Security will gather publicly available information that includes social media handles, identifiable information, and internet search results. That action comes as part of the Modified Privacy Act systems of record. The department will draw on commercial data suppliers like Equifax, Intellius, and Axicom, and they'll have access to eBay records, Facebook, Twitter, Tinder, all of that, all dependent on those terms of use forms that you agree to online. So how will the information be used? It's part of what the Department of Homeland Security could use as a basis for excluding people from the U.S., affecting visas and the ability to enter or exit the nation. When we return, it's not a joke. It's not a joke. So keep a kufineka. Fogne amna key, amna passport, American citizen law, British citizen law, German citizen law, yange naksa bopa. Fe judo ulofa. Yange naksa bopa. Yena ko degandor 43 million legal immigrants. Waxatuñ illegal de. Illegal immigrants in America. 11 million lay. The legal immigrants in America, 43 million people, and that is where you and I belong. Yaa ngi nax sa bopp soo toogee foog ne dama am kayit man citizen la man maa la gën a pare dee man maa la gën a lii di fiti yaa ngi nax sa bopp ki si doon def njuuj njaay di tappale nit ñi di fen di sàcca di jaay drogue di def fraud stopal nga seet lu baax looy def dem uti liggéey bu lew ñàkk jëriñ sa bopp jëriñ sa famille loolu la challenge dégg nañ ko 43 million people. Starting on Wednesday, October 18th, the Department of Homeland Security will collect and store social media information on new legal immigrants, permanent alien residents, and naturalized U.S. citizens. Exactly. ñooñu yëpp legal aliens, permanent resident holders, and naturalized citizens. They will collect information about all of these people. 43 million foreign-born people who live within our borders. Homeland Security will gather publicly available information, social media handles, identifiable information, and internet search results. Internet search results. Comme ni ma ko waxee yow mu dugg si internet bi di seet either Facebook nga dem, Google nga dem, Yahoo nga dem, or wherever you go. At the end of the day, they will be using that information. Li nga search internet bi pour seet. So ku dem si internet bi di seet dara lu bon foofu noonu.
ñu ngi laa topp sa téléphone bi app si nii yëpp daf laa laaj ndax dina am access ci sa GPS bi sa phone location bi foo nekk right now lu si bari soo posté anything on Facebook si saa si daf laa wan ne Juufa ñoo ko bàyyi posted lii from mu wan la dëkk bi fi nga nekk yëpp sa exact location bi dafa wane sa location. This is information that they know. This is information that they know. Ma jël the opportunity rek read some of your comments that came through. I mean, gannaaw bi nga xamee ne lifin na Femi Mahona mu ne it is not the same in Gambia where this government is making people believe that all Gambian problem is caused by people from Casamance. Wow, balal ma buro ji tey moom waxuñ ci politique bi bu baax lii dafa nekk loo xam ne lu affect dëkk bi la bu baax a baax ba dudu mu ne talk about Germany too. NATO Camara mu ne no PAOS is 30. I don't know what you mean is 30. So mo ko mu ne breakdown al NATO dina am solo. Lamin Dramé mu ne this is why I don't like your country. Why? Juufa Ñoxobaay mu ne it's very good if you didn't have home training and manner. Now you will dance the tune. Muy dégg it képp ku amutoon yar ku amutoon teggin ku amutoon dara ci jamono ji this you're going to be very affected. Ensa Kole mu ne thanks brother Bass for the invite. Femi Mahone mu ne this is serious. It's more than serious. It's more than serious. Jalaman Sajiba mu ne the Gambian youth need to stay away from crime and selling drugs. Ñi nekk Germany ñi nekk Europe fa la ëppee woon jamono ji caaxaan faaxee ni mu affecté America noonu la leen affecté waaye comme ni ma ko waxee rek dégg ngeen li nga xam ne moom lañ wax 43 million people li nga xam ne moom nga search ci internet bi dinañ ko seet li nga post ci internet bi dinañ ko seet sa activité lépp looy def on social media right now ñu ko follow so képp kuy dugal nataal képp kuy dugal vidéo ñu ngi laa bàyyi xel maa leen benn story dafa am benn jigéen bu jël vidéo boo xam ne dañ ko seen WhatsApp moom créétul ko vidéo bi dañ ko seen WhatsApp lañ ko seen vidéo bi lan la xale yuy am sexe moom mu jël vidéo bi she doesn't even know do you use these things a lot te aka moo bari ñu bari si ñun suñ téléphone yi si boppam suñ Facebook bi once créé nañ ko ba am ko ñu ko fa downloadal créétal ñu account sign in ñu foofu that's it li ma wax ñu bari xam nañ ko saka jigéen ñi seen téléphone yi su réeree sax mënatuñoo sign out into their Facebook moo dee tax nga toog ba yàgga nit créé beneen account commencé di aadaat again ngene ko ay ana sa old account bi dama log out of it mënatuma fa dugaat dama real password bi because we don't even remember once we sign in we leave our Facebook open 24/7 we leave our messenger sign in 24/7 we leave our emails open sign in 24/7 yene nga dugal sa bank account bi login set fa dara transfer xaalis wala def dara bàyyiwaat ko fa noonu. These are things that we do on a daily basis, on a regular basis, on our phones, on our devices. And we don't know the impact it creates on us. So ñu bari si ñun xamuñ sax and this jigéen don't even know mu jël vidéo xale yooyu di am sexe mu jël ko dugal ko Facebook am ñu ko report as spam Facebook jël ko wàcce vidéo bi before you know it dafa toog bés rek police ñoo nok buntaam bi jigéen yi Gambian laa wax de Gambian police yi nok buntaam bi ñëw as we speak. This jigéen is under investigation. For what? For sharing a video she got from WhatsApp. Innocent her. She said that ko def by accident. Mu ngi am doom the next minute ñu jëlagum doomam mi si loxoom commencé di investigate di seet ndax dafa li di laaj doom yi ndax moom dafa involve si child pornography ndax dafa involve si child sex ak yooyu noonu loolu lañ ko accuse ñu ko investigate. They haven't found anything yet but mu ngi go through so much hell through the investigation. So when you post on social media, we better watch it. Little things like that. Nga gis dara rek am ko dugal video rek ñene video bi oh dafa funny or video bi dafa li nga jël ko share ko sa page bi. You don't know what you're getting yourself into by sharing these things because lo share lu nekk yaa ngi wane ne yow loolu nga am interest yaa ngi wane ne yow loolu nga gëm yaa ngi wane ne yow loolu nga bëgg comme man mi leen wax ne ngeen share this video because you like it because you feel it. So tubaab bi dañ la ne lépp loo share rek dafa fekk nga gëm ko nga dox ak moom. So nga gis ku dugal dara loo xam ne ay jaay drogue la yëpp dafa involve gang affaire gang dafa involve criminality dafa involve yooyu noonu violence negativity ñàkk a yar
ñaka tegen képp kuy share façon yooyu noonu xamal ne yaa ngi dugal sa bopp si tuuxi duna because that information can be used to determine your stay in America, your stay in Germany, your stay in Sweden, your stay in Norway, your stay in the UK, in Dubai wala foo munti nekk si àdduna bi soo amee njaboot nag nga war a gën a bàyyi sa xel ñu am njaboot laay gën a waxal ñu gën a bàyyi seen xel ñu continuer déglu audio bi Modified Privacy Act System of Record. The Modified Privacy Act System of Records. What is that? Will draw on commercial data suppliers like Equifax, Intellius, and Axicom, and they'll have access to eBay records, Facebook, Twitter, Tinder, all of that, all dependent on those terms of use forms. Terms of use forms. So signing up for Facebook, so signing up for Instagram, so signing up for all of these things, they give you that thing for the click. Yes, I agree or I accept. Fala chawli yep neka. One of the things you are agreeing to moy yang lena allow ne su len government bi soxla, su len nguur gi soxla, su len police yi soxla pour ñu jox len information about you no matter what nañ ko joxe. Including ñin ñuy nekk ci Facebook bi di messenger video, messenger video. All those videos are being recorded and kept and stored in their data. Ya xam lo def ci video bi nak. So képp ku fee nekk di call nit ñi di leen harass video di call cepe yi I'm saying this because on sentiments dañ ñu dee indil these stories cepe Gambien yi nga xam ne góor yu bari dañ leen a harass di leen video call di leen wan seen cër yi ak yooyu noonu it's not right so nañ leen bàyyi xel ci loolu noonu ci terms of use yi fa nga agree di jox gaay right pour ñu def liñ la bugg a def. That you agree to online. So, how will the information be used? It's part of what the Department of Homeland Security could use as a basis for excluding people from the U.S. Exactly. It's part of the information that the Department of Homeland Security, Immigration in America can use pour exclude la pour génne la America. So nga foog ne am nga passport rek lu la neex def ci internet bi lu la neex def Facebook yaa ngi nax sa boppa. What the things you put out there is part of what can be used for exclude la pour génne la America wala pour nga am visa wala re-enter December ngi ñëw si semestre yi dem Banjul ak ñoo bari ñi plan every day ñu ngi gis gaay shopping gaa ngi bari pare pour dem battere bi ma jógee Banjul ak léegi romb 3 months nga battere jënd yi de US lifin dem nekk foofu am na num demee yow asylum nga dugal say kay sax génn na gut am na num demee asylum nga dugal say kay sax génn na gut nga am advance parole document buñ la jox nga yoot ci suuf te yaa ngi waxoon ne yow Banjul mënuloo faa dem soo demee dañ rey sa yaay wala dañ rey sa papa wala sa mag wala sa jëkkër wala sa jabar lii lele yaa xam whatever story you give ba tax mënulooy dem foofu nga toog rek ne dangaa dem Banjul yow amuloo kayit wala yow asylum nga dugal demal don't be surprised su amee ñu dem Banjul ñu ñëw ba ci airport bi Europe or America ñu ne duñ dugaat based on what they put on social media while they were in Banjul waxuma li nag pour tiital kenn ku doon plan a dem sa holiday te yaa ngi clean te nekkuloo di def dara lu extraordinary demal sa Banjul pate baatare ba yàlla may la jàmm ba nga yéey géej ja yaa liggéey sa xaalis soo fi nekkee 6 months 1 year 2 years 5 years 10 years demuloo Banjul rawatina with the new change of government demal nga ziyaare sa family demal nga gisee ak ñoom demal nga mingul ak ñoom ngeen interact all the good things that you want to do. Why su fekkee ne you are doing anything lii na nga xam ne loolu can hurt you na nga xam ne loolu can haunt you bu baax a baax kon ma read some more comments rek inshallah ñu continuer maa ngi leen ay déggee bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw seetaan di ñu déggee ci Gambian Talents Radio Pa Ousmane leen fi nekkal ki ne Morgan mu ne it's good and it will help to stop people being arrogant on the media Jalaman sa jiba mu ne the Gambian youths need to stay away from crimes and selling drugs moom loolu la wax Sida Baji mu ne thanks son Nato Camara mu ne I mean 30 people have shared this show jërëjëf thank you very much Nato for sharing it ak képp koo xam ne yaa ngi seetaan rek if you haven't shared it share it go ahead Desmond Bailey mu ne good morning Pa you are doing a great job on the topic thank you very much Sadio Jajo mu ne bro you talking something sensible bingo thank you very much Sadio Adama Fati mu ne even having your workmate as friends on Facebook is dangerous you can call in sick your job on 1 minute you upload pictures you travel or having fun so where
very important point. Last time am na event buñ xew buy kay loolu kay lu am la event bu xew my cover event bi live am ku ma daw comme duma te loolu xew dafa calling liggéey kaayam ne dafa feebar the next minute mu dem ci xew li bugut boosam gis ko on Facebook so yu mel noonu yu sew yooyu ñuy def lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel yaa ngi foog ne yaa ngi nëbbu te say taataan si biti yaa ngi foog ne yaa ngi nax ay nit te mooy loolu di tukki di dem places. Ensakole Mune Paos, you are saying a very important topic to the Gambians, which is very good to us, to good look. Thank you very much. Ibrahima Tiba, Mune Usman, that's quite true. This is why there is total restriction on social media usage in China. This very month, WhatsApp is encrypted and interrupted by massive users. They are anticipating to block WhatsApp totally next year and in coming years for their national communist interests. Mu ngi wax ci China de dañ fa block WhatsApp for their national communist interests. Facebook can be used without proper VPN, cannot be used without proper VPN. All this is to block the world having an insight in China and their citizens not having massive awareness about Western civilization and propaganda. Mooy li Yaya Jammeh defoon rek jël VPN def ko ci Gambia nga xam ne képp ko soxla pour seet yu bari da nga am pour dem through third party sites pour mun a gis li nga xam ne mooy xew ci wall bi so that you will not be exposed. The same thing la China def because seen election baa ngi just so thank you very much Mr. Ibrahima Diba for that living. When all this is to block the world having an insight in China and their citizens not having massive awareness about Western civilization and propaganda. Our Gambian national interest should be first and foremost for national development. Social media shouldn't divide and rule us. It's for ngeen balal ma rek yëf yi dafa xaw a gudda and their citizens at the national building. Social media shouldn't divide and rule us. It's for civilization, which should enhance unity among us. Martin Luther King said, America is for Americans, Europe is for Europeans, and Africa is for Africans. So history is echoing and repeating every day by coining proverb of our intellectuals who have seen and foresight Africa's future, saw Africa's future. So let's starting packaging and go and develop our motherland, our promised land as happy home for our future children as happy home, because Africa has failed due to our so-called leaders and massive exodus. Very valuable information lam joxe fi. Thank you Mr. Diba very much. Using China. Rek mangi deglu news bi, and if you hear guys ñu ngi ci seen congress right now muy president seen communist party bi ñu ngi def yu bari ci jamono ji dañ block the Chinese people from seeing what is happening. WhatsApp starting next month dañ ko block, and Facebook beeg yooyu noonu yëpp lu ñoo contrôle la ci dëkk yu bari from restricting people to know what they need to do. So thank you very much. Karafa Abu Bakar Mune, still now Gambian youth selling drug here in Italy is rampant, bro. I hope they are following you to learn. Jerejef, I hope they learn to share this video with them so that they know what needs to happen and what's not going to happen. You have to waste 1 year, 2 years, 5 years, 10 years of your life. It's not negotiable, it's not going to be compromised. And Marie Mune through her person commune certain crimes you commit could render your citizenship revoked by the authorities and deported to your country of origin. Man citizen law. Wow, kufane kanan man citizen law gom lulu nonu yang nak sabo. But this one really mune, it's not just today. It's been going on from the start of social media. Wow, dafa gëna yokku. Then gonna empower at this minute to use these things. Bari na ñu nekk ci problème te xamuñ lan moo tax ñu nekk ci problème. Te li ma leen a wax nii su ma riidee loolu rek I will tell you the story and then I will start to wrap up. Bala Musa Wale mu ne a very good piece. People need to be extra careful on social media. Li ma leen a wax ndoo ma gàttal leen ko pour ki wax noonu ne Desmond ki wax ne it's not just today, it's been going on from day one. maa ngi gis Friki Joe mu ngi seetaan vidéo bi si gannaaw
Sing Ate woykat bi yéen ñi maa toppa ñu si bari réeree wu leen suma relationship ak Freaky Joe tey Gambian Talents gi ngeen a seetaan nii su amee yàlla si suma manage Freaky Joe la ko defee waxtaanee naa lii multiple times te duma si delluwaat back in 2007 dama amoon immigration problem biir America fii man Pa Ous jógee North Carolina toxu Atlanta immigration di ma wóor xam ngeen naka lañ ma xamee naka lañ ma jàppee for the most part jógee naa North Carolina dellu Atlanta change suma ID bi to back to Atlanta ID because that's what the law says ne after 30 days danga ko war a def within 30 days danga ko war a def ma change suma driver's license to Atlanta driver's license they have my address suñ soxlaa information comme ni ñoo demee nii social media they can go to DMV laaj leen records ñu jox leen ko gars yi use loolu noonu guess what biñ ñëwee suma kër ne man la ñoo seet first day bi fekkuñ ma fa ciñ fekk ci kër gi ñu laaj ko xam nga liñ def because gis nañ suma activities online because gis nañ li ma liggéey ak Freaky Joe jamono jooju Facebook amul MySpace moo amoon High Five moo amoon ak a lot of Gambian online newspapers nga xam ne ñu ngi doon binda stories about us gis nañ ne Freaky Joe ngi woy reggae maa ngi di la Freaky Joe suñ kër maa ngi indi Jamaican foofu ñu ñëw di extrait biñ ñëwee suñ kër pour seet ma immigration laa la wax de bu America dañ ñëw ne dafa am benn Jamaican bu nekk di use suñ adresse bi ñun to commit fraudulent activities ndax xam dafa am Jamaican bu fi dëkk kiñ fa fekk ne leen déedéet fii benn Jamaican dëkku fi xelam dem si man yar because maa dee indi Jamaican si kër gi ñuy exercise the practice the rehearse ak Freaky Joe they knew ne I was dealing with music they knew ne Freaky Joe was singing reggae music ak whatsoever suma am ki ma dëkkal xelam dem mbaat far si man mu kool ma fekk maa ngi liggéey kaay dafa am Jamaican boo xam ko tudda nangam ma ne ko déedéet dafa am ñu fi ñëw ñu ne dafa am Jamaican bu use suñ adresse bi pour def fraud ma ne ko xaw ma ko ñu xam ne man laa waxal ñu laaj ko kan laa waxal mu ne leen cousin nam naka la tudda ñu wax ko mu ne leen Pa Ous this is a true story May of 2008 it's a true story ñu ne man la ñu ne ko ne Jamaican bi la ñu ut mu ne leen ne defi ne ñu laaj ko kan laa waxal mu wax leen suma tur ak yëpp gaa yi jël anam mu ne ñu ngi liggéey ñëw nañ suma kër this was si ngoon boori 5 PM maa ngi liggéey second shift 3 to 11 xam nañ ne ngoon laay liggéey ñu yeeruma the next day they came in the morning around 10 AM because xam nañ ne ngoon laay liggéey ma liggéey ba wàcce dem si studio bi dem def li maa def ba pare dellu si waat kër ñëw tëdda di nelaw boori 7 o'clock boori 10 ñu ñëw eema maa ngi dëkk ak suma sista jamono jooju ñu ñëw eema the same thing ñu waxaat ko the same thing dafa am Jamaican bu use suñ adresse bi to do some fraudulent activities suma sista ci turam la kër gi nekk pour ñu use këram pour def fraud xelam si man la dem moom tamit straight up mu ne leen fii amuñ benn Jamaican bu fi dëkk da ngeen am kenn ku fi xam Jamaican mu ne leen suma broda bi ñu ne well this guy is doing so much damage with seen adresse ci kër bi mënuñoo gëm loolu we want to see the IDs of everybody that live in the house suma sista ñëw ñun ñi nekk ci kër gi yëpp mu jël suñu ID mu ma laaj ma ne ko njëkk na maa laaj ndax dama xam Jamaican bi ma ne ko xaw ma ko démba diw sangam laaj na ma ndax xam naa Jamaican boobu ma ne ko xaw ma ko mu ne ma wel gars yi ñëwaat nañ tey ñu ne kii dafa nekk di use suñu adresse ci kër gi xam nga yow ma xalaat def ko ak suma sista sax yow mag ak rakk mu dem wax leen ko ñu ne ID si mu ñëw laaj ma suma ID ma ne ko mu ngi ci suma wallet bi ci kaw am dressa bi mu génnee suma wallet bi génnee suma ID jël ñoom ñëpp seen ID yi jox leen ñaari immigration officers ICE immigration fii ñu ñoo wax ICE immigration and custom enforcement officers ñoom ñaar ñu ngi indi seen ñaari moto ki ngi paak bi fii kele ngi paak bi fele kenn ki moo dugg si woon di wax ak suma sista kenn kaa ngi toog si moto bi
ñu ngi amee seen walkie talkie seen intercom ñu ngi déggante ci si biir moto bi ak ñeneen ñi nekk ci office bi ñu ngi déggal ko ci biir kër bi conversation bi moo am yépp ñu ne ID yi doyut leen jël nañ suma ID card ak ID card yi ñëpp confirm nañ ne man Pa Ous fii laa dëkka maa ngi ci biir kër gi ñu ne léegi dañ bugg a gis képp ku dëkka ci kër gi dañ la bugg a gis directly they want to see you physically pour gars yi gom ne Jamaican bi dëkkut ci kër gi suma si ta ñëwaat kiti ñëwaat eema ma génn lifin ci ko am ne ko baalal ma man dama liggéey wàcc yi dama sonna dama liggéey ba wàcce dem ci studio bi jógee fa dama sonna dama war a liggéey guddi please bàyyi li ma mu ne ma jógal gaa yi gis la ma jóg sol suma geesu because Atlanta la dafa tànga ak suma shot bi ma génn si ñëw fekk posta Friki Joe bu mag mu ngi xañee si wall bi ñuy laaj suma sista affaire yi Friki Joe ak lifin bi ma génn si rek suma sista ne ko kii mooy suma broda bi moom mooy promoter bi time boobu may manage Friki Joe comme na kii mooy suma broda bi mooy promoter bi waa ji ne ma Mr Promoter ma ne ko yes sir and again I have this on record and everything ma ne ko yes sir how are you ma ne ko I'm fine ma you are the promoter ma ne ko how is the music business mu commencé di ma laaj ci music business bi ak affaire Friki Joe ak loolu waaye ñu ngi wax loolu ku toogoon si moto bi confirm na ne man génn si naa kooku ñëw nok bunta bi ma ibbi bunta bi mu ñëw how are you doing sir ma ne ko fine how is everybody ñu ne fine lii suma sista ngee dem def li nag lii the next minute mu ne I have good news and bad news for you guys jël ID yëpp delloo suma sista the good news is that the Jamaican guy doesn't live here. The bad news is that he, mu joxoñ ma, is under arrest. Ma gestu suma gannaaw he, who? Mu ne ma you. Under arrest for what? Mu génneel ma kayit gi mu amee ne ma danga break an immigration law danga waroon a dem court back in the days and you miss a court date you were ordered deported in absentia. It's a whole long story waaye foofu laa ko emal ak yéen. foofu laa ko emal ak yéen loolu tëdd naa si kaso Amérique ñeneenti weer tëdd naa ko kaso Amérique su doon jamono ji ndekoon maa ngi Banjul waaye alhamdulillah bi ma passé stage boobu yëpp alhamdulillah so yii dama ko dunda man there was nothing like Facebook but my information was used. The little I was putting out there with Friki Joe was used. Knowing that he's a reggae artist, this was used against me until I ended up in jail for 4 months. Kon, kuy caaxaan yaa ngee caaxaane loo xamut. Kuy caaxaan yaa ngee caaxaane loo xamut. This is real. It's not a joke. Gambians yi nañ leen bàyyi suñ xel si li ñoo put out on social media ñi saaga ndey nit ñi 24/7 rawatina si yëfi politique bi bàyyil sa xel kuy call nit ñi di leen bully wala di use ay fake information di create fake accounts yaa ngi bully people. It's illegal nga jël information di jàmbur nataali jàmbur create a fake account di monitor jàmbur di saaga jàmbur di publish am video jàmbur or whatever jigéen ñi fi seen jëkkër yi di sëy nag na daanelee foofu jigéen ñi seen jëkkër yi di sëy mu am jànqa si biti nga jël nataali jànqa boobu jël video jànqa boobu bum seen sa jëkkër nga publish ko amuloo permission am pour def loolu ak loo mer soo jàppee sa jëkkër muy doxaan nga jàpp sa jabar muy doxaan do not publish it on social media because you are breaking a law and these things can be used against you, can be used against your husband, can be used against your kids in the future, and above all you are exposing yourself. So maa ngi leen a ñaan di leen ñaax pour ñu gën a bàyyi suñu xel Gambians yi. I will read some of your comments inshallah. Bala Musa mu ne a very good piece.
people need to be extra careful on social media. Jerejef Bala Musa. Jamme Omar Mune, thanks bro. Very, very important for us, we Gambians. And Mari Mune Pa, and this Facebook Live is killing everybody. Muy dega bu wér wax naa ci Facebook Live bi ci gannaaw. Boy Jamme Mune and face pictures too. I mean, muy degit Bas Sonko Mune, wow. This one really Mune, the problem still remains as far as giving false information to the public, aka people confused. Asan Jai Mune, thank you, Bas. Bas Mune, welcome aboard, brother Asan. Bas Mune, hi, good morning. Anne Marie Mune, Alhamdulillah. Binta Mune, Mama Mia, oh my God. Binta Silla Mune, but Santa Yalla, Alhamdulillah. Femi Mahone Mune, sorry, bro. I use my story to inform my people. To what I need to educate, inform, and inspire my people. If Luma Jarman, the Fakastal Lucy, dama dey make sure ñu bari jaarun turu loolu. My story in America, my life in America is richer than Jesus Christ. I went through so much fii nii dunda fi lu bari am na ñu bari ñu fi ñëw ma jaarale leen si yoon gàgganti leen tete leen wan leen yoon ba nga xam ne man lu ma dal ñoom dalut leen man, and I take pride in that, alhamdulillah. Even suma yu fi kayit sax am ñu bari ñoo xam ne jàppale naa leen ba njëkkama am kayit for ay at waaye sant yàlla alhamdulillah passé nañ foofu yëpp di ñaan yàlla rek yàlla jàppale ñu ñun ñëpp lii nii yëpp ñu continuer ko si jàmm ak salaam ñu continuer liñ am bugga fii ñu am fi suñu mébét ba mun a continuer di fi dunda di fi yar suñ njaboot ndax amul sikki sàkka ñun ñi fi am njaboot si jamono ji suñ buggee dem tamit déplacement dañoo sonal suñ bopp rek xanaa koo xam ne you don't have your family at heart but if you do dina am yoo xam ne di nga ko bàyyi xel bu baax a baax a baax so I'm not worried. I take pride in sharing my story to inspire people so that they can learn from it. Bas Sonko Mune, an insightful story. Hope many would learn from such experiences. Thank you for sharing, Pa Usman. Jerejef. Razamon Mune, thank you very much, my brother. Facebook Live, the Yakhana Gambians. Fatou Gay Mune, we love this program. Asan Jai Mune, thank you, Pa Os. Modun Jai Mune, bro, I'm listening to you live from Germany. Thank you for sharing your story. Jerejef, why Anmare Mune, Amin. Pa Amadou Diallo Mune, sincerely very honest, Pa Os. You share your story. You're not jealous. God bless you. Jerejef, why? Kon ni ma ko waxee rek Facebook Live bi neex na neex boo xam ne you want to continue to be on it, you want to continue to do justice to it. Nit ñi di la commental di la jay di la wax yu bari nañ leen ko avoid because information yi ñoo share xamuñ naka la ñoo lore in the future. Kon nañ leen bàyyi suñ xel bu baax a baax a baax ci li ñoo wax ci li ñoo def maa ngi leen a gërëm bu baax a baax a baax a baax di leen santal ci seen jàppale bi nga xam ne nag ko jàppale ci li nga xam ne yéen nag ñu continuer di déglu ma leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu maa ngi pin suñ PayPal link bi foofu noonu once again jàppale leen ñu pour ñu gën a mun a continuer indil leen programme bu mel ni yi ak yeneen li nga xam ne moo affect seen life si lii depuis démba bi mu xewee laa ko bëggoon a def waaye liggéey bi mayut ma pour ma def ko I have to go find money dem xasul dama struggle comme ñëpp pour jàppale suma njaboot pour fiit suma njaboot waaye lii laa bëgg a def ci suma biir xol su ngeen ci jàppee jàppale ñu dina tax ma gën a am time dina tax ñi ma liggéeyal gën a am time ñu gën a mun a def gëstu yu bari pour indil leen programme yu mel nii kon maa ngi leen a ñaax one ngeen share vidéo bi two ngeen dugga si suñ PayPal bi lu waay am dollars dalasi yen pound naira kobo euro nga sànnil ñu ko fa tuuti dinañu jàppale bu baax a baax a baax maybe du leen wàññi yéen waaye dinañu yokk ñun xeebuñ dara insha allah kon maa ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant bu baax Nancy Siñaan mu ne thanks for sharing your story I hope people learn from it Mohamed Trawale mu ne I have learned a lot from you bro thank you very much Dinkendo mu ne very good important topic and like your sincerity thank you very much Anne Marie mu ne jërëjëf Pa Ousmane kon maa ngi leen a bëggee bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen sant share leen vidéo bi si beneen yoon thank you very much muchas gracias ala baraka njarama jërë ngeen jëf Hamza Amnija till I come your way next time jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah